gars yi ñu ngi ñëw ñu teg Rafet ak show bu neex waxtaan ak Astou Ndour Amady maa ngi lay bëgge respect bro biir Astou mi ngi ci biir Astou mi ngi ci biir Astou Hey, Ousmane. ci loo ne Ça va bien? ndaw naa la maa la raw. du mbaa yaa ngi am jàmm waa maa ngi sant bu baax alhamdulilah. yàlla na sant yàgg déwénati fekkeel déwén. baal ñu àq baal naa la àq baal ñu àq. baal naa la yàlla nañu yàlla boole baal ñu teew koy at yu bëree bëree amin waay amin. yee Astou yaa ngi ci Rafet ak show initiative bu bees boo xam ni jeune basketteur yi ñoo ko créé ñu ñëpp boo xam ni c'est juste like pour jàppale suñuy rakk la ñuy def jox leen information bi like comme que ñun ñëpp léegi ñu ci jëm ci social media digital la ñuy commencé laal donc dama xool laay ñoom nan lañ leen fekkee foofu jox leen li ñu soxla ci ay conseil ay waxtaan ci jaar yi nga xam ne moom la ñu am di ko bokk ak dëgg la maa ngi joxoon nuyoo wax ak gars yi fii nag Rafet ak show la Rafet ak dal jàmm relax ok salaamaaleykum waa Rafet ak show maa leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak si santam maa ngi rafetlu initiative bi ngeen am en plus maa ngi remercier aussi ci invitation bi te gis naa ni affaire bi est-ce que man dinaa mën a relever défi bi gars yi ñu fi jot a yaat yow yéegal niveau bi de ay ñoom Taaf ay ñoom Grand Matar ñoom Amadou yaa ngi comprendre tey boobu moom dinaa jéem rek dinaa jéem a xool. non yow yaa ngi ci biir yow ci nga bokk yow xam nga Espagne kenn du fa dugg di la tëb Espagne moom sa Espagne la bi ma ñëwee Espagne yaa ma dalal. waaw ci ñi ma dëgg xam Espagne. donc Espagne moom sa dëgg la donc foofu la ñuy dugg si ci góor ñu jël si grand si Tafa Savané moom moo commencé affaire bi donc ci jigéen laay daa si yoon la laay ñu jaar ci yow ñu waxtaan ak yow waxtaan ak expérience bi nga xam ne am nga ko en Espagne expérience bi nga xam ne jaaree nga ko Sénégal sa parcours Sénégal ñu jaar WNBA jaar équipe nationale Espagne jaar fondation loolu rek la ñuy waxtaanee sa parcours en général li ñuy résumé. donc li nga xam ne laaj ñun basketteurs yi moom la ñu dund. ñun basketteurs yi mooy affaire bi am loolu rek la ñuy wax fii. jamais comprendre. You ready? Pare. Wow. ¿Estás lista? Estoy preparada. Así me gusta. Con dos, vámonos. Astou comme ko présenté wu nga mais bu ñu la woon kiiwee Astou Ndour. like Astou fu mu cosaanoo yaayam ak papaam famille bu mu jógee ak like ci back in the day lan ngay wax gaay waaw d'abord Astou Ndour benn taalibe la pas benn ndongo daal la Gueule Tapée la juddoo foofu la yaroo foofu la màggee ay parents aussi tamit foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo foofu lañ màggee ñëpp xam nañ sama grand-père Guèye Niaye ñëpp xam nañ muy auto école Guèye Niaye entre HLM ak Gueule Tapée donc du coup boo nee Guèye Niaye sa sët déjà am nga lim bu doy léegi Gueule Tapée foofu laa nekkoon doon jànge en phase Paye Drachit doon entraîneur de la force tamit aussi ak école bi
So okay. So gay ñaay mo sa maam. Je pense like sportif la woon. ah waaw sportif la woon So tamit nekkoon yow famille jara sportif la nekkoon. dëgg waaw Ok loolu sama dañ ci papa ñëw man kay sama dañ yaay ci ñëw ne ci kanam. basket mais moom côté football la nekkoon quoi ngan di jaraaf man la Nga ñu jëlaat man. So kon sa waaw papa doon basket sa yaay di basket. ñoom ñaa ñu dañ doon basket mais yegguñu si comme ay professionnel peut-être ay junior wala catégorie ñu arrêté parce que sama papa jaar na Duc moom basket na Duc. Mhm. Mhm. So asu like kon yow nan nga def like ba jël basketball nan nga def ba jouer basket. Mhm. waaw basket bi la moo tax moo dugg ci d'abord passion la daf ma neex mais ba ma nekkee xale amoon naa ñaari copine ay magar rakk lañ ah yaa ngi sàcc élément yi di dugala ah baal naa la ba ma nekkee xale dama amoon ay voisinage yu nekkoon à côté ñoom nag 5 heures nañ doon dem entraînement mais amoon na ñi ma doon wax que ni ma dem def athlétisme wala mannequinat wala ma dem def natation mais man basket bi laa amoon comme amoon naa taay bi benn jour rek laa toog nii ma laaj leen ba xam mën naa ànd ak ñoom dem entraînement après ñu ne ma waaw noonu laa commencé di ànd ak ñoom di dem entraînement chaque 17 heures de la force. Donc like say voisinage ñoom ñoo la permettre like nga nekk ci basket. waaw Mais sa papa ak sa yaay like sportif la ñoon la moo tax like amoon influence bi like foofu. non bu question que amoon naa influence bi parce que bal bi mi ngi woon ci biir kër bi da nga ko doon fooye mais xam nga da ngay nekk benn xale nekk benn niveau boo xam ne yow doo jël dara au sérieux da ngay dem nii rek parce que gis nga nit di ko def. comme ça comme ni ngay jooyee xale ni muy jooyee que ci jëndal ma bal bi parce que am na ku nekk à côté ku am bal moom tamit mooy dafa bëgg bal boobu. mais xamul bal boobu sax lan la koy séy parce que juste rek gis na kii am ko moom tamit da ko war a am mais man comme man gisoon naa ne que ni ñoom dañuy dem tamit loolu tamit daf ma neexoon. léegi man tamit moom ma wax leen que ni ba xam mun naa ñëw ànd ak ñoom rek ñu ne ma waaw mooy dem ànd ak ñoom mais d'abord tamit daf ma neex parce que su ma neexul woon du ma am initiative boobu di dem ànd ak Ok. yàgg nañ ma romb te musuma leen ko wax. Musuma leen ko wax effectivement so like presque like résumé nga like parcours bi like ni mu demee like sa commencement basket ak like famille bi ni ñu nekkee sportif sa yaay di basket sa papa di basket sa maam doon jouer football ak like say voisinage ni la jàppale yow ba nga nekk like sportif like la plupart des femmes jigéen ñi like seen voisinage moo leen jàppale ñu nekk sportif mais asu like jamono jooju yomboon na ci yow est-ce que waaw yombul parce que boo xoolee si maison bi man kese maa fa nekkoon unique fii nga nekk sa doomu yaay bu jigéen yow kese déjà xam nga fii ni Afrique jigéen ñi leen dàqalante dama toog fekkee xal nga nekk en plus nga nekk jigéen ci biir kër gi loolu lañ lay dàqante mais teewul yaa may dégg maa lay dégg bu baax yaa may dégg maa lay dégg bu baax waaw ok la ma wax que ni bu fekkee que ni man yow kese nga nekk doom bu jigéen nekk si biir kër gi Sénégal lu lay dàqante mooy yow jigéen nga da ngay dem toog biir gàll bi yaay def nettoyage bi ménage bi et tout ça mais comme man dama amoon gëm-gëm am objectif am lu ma bëgg ne man lii laa bëgg dama doon def que ni avant que may dem dama doon raxas bool bi bale foofu noonu def ménage bi yëpp doo dem entraînement benn jour sax je me rappelle bien que ni nekkoon naa foofu noonu di raxas bool ba tàdde benn match minime donc dama ñëw sama entraîneur daf ma dàq ne ma génnal fële parce que heure bi passé na parce que maire bi dafa daan pini ne ma boo deful lii donc doo dem terrain après boo génnee si sa entourage nga génn si biti lu nekk lañ lay woowee góor garçon manqué merci non bu nekk dañ la koy tagge sa ginnaaw mais il faut nga am benn objectif am yow loo gëmal sa bopp ak bëgg-bëgg pour war ko ne fii nga bëgg a yegg bëgg naa nga développer foofu trop parce que la plupart des femmes au Sénégal lay jigéen ñi bu ñuy commencé basket dañ leen di stigmatiser dañ leen naan ay garçon manqué nga basket du pour yow lii toogal ci kër gi kaay raxas bool yi wala demal nga jàngi ba ñoom ñëpp après dañuy découragé bàyyi mais yooyu xale yooyu lan nga leen di wax parce que laaj jaar nga foofu wax nañ la ko mais da ngaa gëm tee
juste que bu ñu bàyyi nañu focus ci école bi ak seen parents yi conseils yi leen di jox bu leen teree ñu bàyyi. yaa ngi comprendre parce que da ngay ñëw ci biir gàll bi seen mère éduqué la ci benn ligne bu droite nga génn ci biti ñu lay wax noonu pour déglu sa yaay da lay bëgg a tere lii alors que lii yaa ngi ci alors que ni moom loolu mu lay tere yow xamoo. yow xamoo parce que da ngay nekk xale foog ne àdduna bu buy daanu mën nga ko téye te xam ne loolu mu lay tere noonu da lay protéger yow ëllëg. donc du coup ñuy suivre seen parents yi conseils yi leen di jox ak bu leen tere ñu bàyyi ko après ñu nekk ci ligne droite bi. ñu nekk ci ligne droite bi kon nañ continuer laay conseil leen seen parents yi jox kon ne ci ligne droite bi mais Fatou asulaay jamono jooju n'est-ce pas nga doon jàng. waaw maa ngi doon jàng. mais nan nga doon allier laay études yi ak basket bi. dama doon jàngi le matin après parce que maa ngi doon habitude di wàcc 14h. mais 14h le temps que may ñëw kër ga war a añ defar foofu noonu war a demaat parce que ñun suñu entraînement mi ngi doon commencé des fois 15h wala 17h bu fekkee équipe senior bi entraîné wu. léegi après maa ngi ñëwaat si gàll bi 19h wala ay 20h damay sonn daggale mais juste que damay dem sangu réviser après dem tëddi du ma am ay benn deuxième vie pour dem ci biti wala dem ci samay xarit yi wala genre affaire yi tabambaalu yooyu amu woon habitude boobu parce que amu woon temps. amoon ko mais ok instant yii nii ñu ngi commencé dugg ci commencement bi sa mini basket xam nga say fondamentaux bi nga nekk débutant di commencé basket ñu lay ñaawal xam nga teeb continuer di continuer mais sa parcours Sénégal na la demee woon. waaw sama parcours Sénégal maa ngi ko commencé entre Delafosse ak rue 11. ok ak école Médine donc Delafosse foofu laa nekkoon Chimar ak coach Laurent dafa décédé sax yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àddina après par la suite ba ma demee ba nekk cadet si la ma Paakuli coach Paakuli après doon ma imposer pour ma ñëw rue 11 si équipe senior mais dama doon bañ parce que vu que ni foofu noonu ay mag ñoo fa nekkoon ñoo ma ëppoon ba pare en plus expérience bi da si doon jouer à chaque fois bu ñu ma convoqué entraînement damay ñëw ba pare après dawaat parcours yi le lendemain daf may jël siwaat ne ma kaay si équipe senior bi sama premier match bu ma convoqué si premier match boobu musuma fa entraîner musuma bokk dafa ñoom benn séance c'est juste que daf ma convoqué rek pour teg ma si banc bi ne ma pour ma seetaan loolu donc la ma sant loolu la ma wax ñu solo ma lépp teg ma si banc bi te ma bokk si 12 yi te ñoom moom xamoon na que Paakoli dafa teeloon gis sa talent yow. daf ko teeloon détecté. moom xamoon na ko moom comme personne parce que question bi naa la ko posé ci kanam. mais moom xamoon na sa talent ak ban genre jour nga woon. waaw. ok merci mais Astou kon loolu nga jot a def Sénégal parcours boobu nga fa jot am. waaw. man Sénégal kon parcours boobu nga fa jot am. waaw foofu rek laa joué Jaraaf laa mos a joué mosuma joué beneen équipe. mosoo joué beneen équipe. ok non non. mais Astou nooy ba dem Espagne parce que je pense que Espagne nga njëkk a dem. waaw Espagne laa njëkk a dem c'est que Espagne dafa amoon benn joueuse Duc Aminata Diop ñu doon ko xam si Renard dafa demoon Espagne def test Gran Canaria. léegi ba ma demee dem test foofu noonu si lañ ko laaj ba xam Sénégal am na ay filles taille grande. léegi moom mu wax leen waaw ba mu ñëwee si la ma contacté ak sama benn copine Binta Ndoye asfoo la nekkoon léegi ñu ñëw waxante ak man maa ngi leen waa bëgg naa dem mais amoon naa contrat aussi pour France. si même année bi. mais dama rejeté bu France bi dem Espagne parce que je disais que ni man dégg naa français ba pare langue bi dafay nar a yomb si man donc damay dem aventure leneen loo xam ne xaw ma ko. donc culture bi xaw ma ko malgré que ni classe espagnole laa jëloon mais liñ lay jàngal c'est juste que ay na nga def ça va bien hola comment está basique bi lañ lay jàng. donc léegi ma ne woon pour dem léegi ma continuer ndax pour espagnol bi loolu moo tax man ma jëloon. mais instant bi nga amee proposition yi France taxaw Espagne taxaw mais instant boobu noonu say parents sa famille laay ko sa papa ak sa ay basketteur lañu woon. ñoom conseil woon nañ la ban conseil la joxoon ci jamono yooyu.
ñoom dañoo xam fu ma dem France parce que France mooy gën a yomb. ok mais après yow nga jël sa conseil yu bopp. li nga waaw xam ne moom la jox nga def ko. parce que en plus France da ngay dem doo fa xam kenn te su ma doon dem dina am benn copine boo xam ne xam naa ko. ok au moins di nga am kenn ko xam dina la wétali après loolu tamit joué na si après si laa demee. donc des fois la jël sa responsabilité bopp ci yenn affaire dafa baax pour xale yi di ko def. te dafa baax parce que tamit xam nga nit il faut nga teel a am benn responsabilité si yow. xam nga li ma la expliqué doon xale taxul la yow nga bañ a am jom ak fulla ak fayda. yaa ngi comprendre parce que mun nga ne xale ngaa da ngay toog di xaar mais am na fenn foo xam ne benn stade boo xam ne boo fa tolloo yaa jël say propre responsabilité nga xam ne lii nii nga bëgg a def fii nga bëgg a yegg. donc parce que am na leen loo xam ne boo toogee croiser balaa rek comme lu ñuy wax que ni yàlla bay sa tool. wala ñu ne ndimbal da say fekk loxoy borom donc du coup bu fekkee da nga ñëw toog nga ne fii nga bëgg a yegg pare nga croiser say loxo loolu noonu du mën a sotti. donc foofu foog ñu taxaw fa tuuti parce que foofu dafa am chance parce que say parents dañu comprendre parce que sportif lañ. waaw ñu bàyyi la ak décision bi nga xam ne jël nga ko mais xale yi jigéen ñu bëri. Sénégal dañu am opportunité am talent. mën basket trop opportunité taxaw ñu war a tukki dem France wala dem Espagne wala dem benn dëkk ñoo taxaw seen parents yi neen duñ dem. waaw loolu gis naa fi ay cas yu bëri ba pare à chaque fois man dañ ma doon interpellé dañ ma doon wax que ni waxal paa bi pour mu bàyyi ma dem mais il faut que juste rek nga wax ak ñoom parce que ñoom xamuñu parents yi xamuñu parce que li leen di gëmloo mooy que ni juste que seen doom bu ñu génnee rek après yor nañu xaalis alors que tel n'est pas le cas parce que boo demee da ngay dem yeggali sa cursus sa formation ngay dem yeggali ngay dem defi ji parce que xam nga ni Europe condition yi mu am ak États-Unis bokkul sa jafe te États-Unis boo fa demee yaa ngi commencé high school après nga dem collège jàppal bàyyi dem ay université boo fa génnee nga dem ensuite te après Espagne cursus bu fa nekk da ngay ñëw da ngay dem jouer petite catégorie bi nga boole ko école di dem jàng normal au fur et à mesure ngay yéeg parce que da ngay jouer muy ni cadet junior yaa ngi comprendre. waaw li nga wax dafa am solo moom ma bëggoon ñu taxaw ci tuuti nga expliqué ko xale yi te expliqué nga ko parce que xale yu bëri des fois ñu am opportunité nekk ay talent mën basket mais il suffit like système bi nga xam ne suñu parents am nañ ko peut-être ñi ngi xalaat buñu demee fee li nga xam ne fa lañ daj xamuñu fa kenn amuñu fa kenn ñi ngi dem ci loxoy étranger donc duñu bëgg a nangu xale yi dem ba opportunité boobu ñu defaat ñoom dañ koy yàq carrément moo tax laay li nga wax ni carrément dafa baax trop pour xale yi xam ko. mais tamit ça dépend tamit si ñi leen di jël tamit di leen yóbbu de. ok. parce que tamit am na ñoo xam ne dañuy jël booy yi jël leen yóbbu leen sànni leen foofu noonu rek après ça sert à rien seen parents yi seen papa yi ak seen yaay du ñu xam si lu ñu nekk. xam nga je ne peux pas concevoir que ni nga ñëw toog ba sama salon nga waxanteeg man ne sama doom ci condition yii lay nekk léegi moom dafa am yaakaar rek ne bu demee doomam ci condition yi la nekk ki jug jël doomam jël ko yóbbu xam ne kii xale la. amu fa kenn moom moo war a faay góorgóorlu ba teg ci condition yi baax nga xam ne seen parents am yi seen xel bu ñu tëddee seen xel dina dal mais imagine toi nga ñëw nga ne non kii château lay dëkk buy dem avion moo koy jël wala lii yoo xam nga ni loolu noonu amul. léegi xale bu demee day tout le temps day woo parent am téléphone lii amuma ko lii manqué na ma lii noonu wala kii waxuma woon lii wala gisuma woon ak lii. parce que cas yu bëri am na fa da ngay ñëw dem ñu ne la non bul indi yére bul indi dàll bul indi dara. donc léegi boo demee ça da ngay dem comme si que benn pauvre ngay ñëwee quoi comme yow si que amoo te alors que ñoom ñi lay yóbbu ñoo la wax que ni bul yóbbu dara bul indi dara boo fa demee di ko fekk lépp. asu li nga xam ne dafa am de. parce que dëgg la parce que man li may wax nii am na yoo xam ne dañ ko dund. li nga dañ ko dund te sama cas laa la jox exemple. bi may dem Espagne dañ maa ni bul indi saak. dafa boo ñëwee lépp di nga ko am di nga am. non parce que lii mooy show bi. parce que lii bëgg suñu rakk ñu mu dal leen moo tax ñu def. initiative effectivement parce que c'est juste que da ngay ànd benn fukk boo xam ne da ngay bëgg a dem rek da ngay bëgg a dem. te booy yi Sénégal boo leen day wax lii ñoom duñ ko gëm. dañ naan non gannaaw daa bañ ñu dem rek mais as day siisu day bañ ñu dem. te réalité bi leen wax. dëgg la dem gars yi dañ maa ni faal ne ma bul yóbbu saak. ma ni ñu ne ma noo bul yóbbu saak soxla saak. ma ni jeget ñu ne ma noo abal copain bi nga dendal rek jeget ma dem sama benn kër tante noonu abu booy bi jeget booy bi Italie la demoon booy bi ama jegetam
Paamar bi ma Paamar naa lay jege tam ma dem Espagne sedd guy bi peeru sedd ma ñëw toog naa plus de une semaine yoo xam ne jënd luñ ma yére une semaine. ay gàddee. une semaine boo xam ne coach bi mi ngi jéegante naan président yi mooy jënd yére bi wala coach bi mooy jënd yére bi fan la ñuy jëlee xaalis bi ñu war a jëndalee booy yére wala néeg naa man nag sama benn ensemble daal laa doon sol ensemble boo xam ne ay dàlli filan yu gris la ak benn tuwé bu cëkk ak benn yére bu rouge. mais loolu noonu kii la mais loolu noonu kii la dañ ko war a cadré loolu kenn waru ko sànni de. non photo yi moom laa demee woon Euroleague bi may dem Riga moom laa. non mais Asu li nga wax dafa am xale yi dañ koy dund. gars yi leen di fen yu jeex di leen wax yoo xam ni du am. te loolu lañ ko laaj mu jeex tey parce que amuñu complexe boo xam ne dañ ñëw wax li am dañ koy def. dëgg la parce que romb nañu cas boobu bëgguñu donc suñu rakk tamit ñëw dundaat la même chose. dëgg la mais Asu sa def adaptation Espagne bi ngay soog a ñëw jël nga vol ñëw nga déggoo espagnol déggoo hola déggoo como estás. nan la demee. waaw metti woon na de wax dëgg yàlla parce que nga ñëw ci dëkk déggoo làkk bi en plus xamoo fa kenn nin la yaree culture yi bokkul nga jóge si dëkk nekk xale bu ndaw ñëw day metti mais ñun heureusement ba amoon nañ benn ivoirienne bu nekkoon foofu moo ñu doon traduire la plupart ba pare moom moo ñu fa jiitu woon 2 ans si côté boobu noonu métti woon bu baax mais da ngay toll boo nekkee xale da ngay toll foo xam ne gisoo papa gisoo yaay yaa ngi doog a ñëw dina métti si yow mais comme ni ko espagnol yi waxee il faut nga changer sa chip bi changer sa mentalité bi parce que mënoo fa nekk di lamentaire wu chaque jour ngay war nekk foofu noonu di ñaxtu. mënoo fa parce que ni gis nga boo ñëwee da ngay wax que ni yow mi am na ñu la dàq basket am na ñu la ëpp talent am na ñu la mais ñoom ñëpp dañ leen fa bàyyi. donc suñu borom ñëw tegal ci place bi donc du coup borom liggéey benn war nga redoubler effort pour wan que ni yow lii nii nga ñëw nii tey nii jomb la keneen mën na fa nekk donc bu wax que ni il faut pas dire que ni que yow yegsi nga rek wala voyager nga rek après yow jeex nga. yow ba nga ñëwee nii tey nga ñëw wàcc si avion xëy suba ñu ne demal entraînement yi dafa war a gën a yokk de jour en jour boo doon def entraînement 1 heure bu subaa nga def 1h10 gannaaw suba nga def 1h15 di yokk noonu di yokk. mais man li ma gis nii actuellement dañuy ñëw voyager rek après ñoom jeex na ils se disent que ñoom tekki nañ koo si nekk ay entraînement mu lay biñ ak kala bañaat ñëw fii yaa ma gën a xam nga booy rek nekk génération bi nii. so like da nga boo xam ne like génération bu bees bi like bu ñëwee duñ nangoo liggéey. non man li ma gis nii. par rapport ak parce que ñun dañ doon liggéey bu ñu foog ñun ay jaam nañu teg. man loolu wax ko dëgg yàlla parce que man wax naa leen ko sax parce que ba ma ñëwee am naa si expérience nee naa leen yéen ñi la ngeen am ni dafa neex parce que ñun dañu dugg terrain bi 16h ñu fa génne 21h donc dañuy entraîner cadet entraîner junior bu ñu paree dem entraîner senior bi. après yéen da ngeen di pare benn entraînement nii ngeen dem sangu ngeen dem toog ñu yóbbu leen seen kër ngeen toog xaar. yaa ngi dégg que ni buñ dañuy am suñu repos. dès que ñu jug dem entraîner seen bopp duñ ko def tant que convoqué wu la ne la ñëw leen entraînement 10h wala 11h wala 17h duñ ñëw. donc côté boobu foo xale yi tamit gën faa yeew teg téléphone yi parce que yaakaar naa tamit léegi technologie bi ni mu mel xaw nañoo sonal benn instant. parce que ñun maa ngi fàttaliku bu may ñëw Espagne c'était en 2011 2012. instant bi mu ñëwee espagnol yi téléphone clapet lañ ma jëndaloon mooy Motorola clapet bii ñu def nii. amul woon WhatsApp ñëpp amoon man mii moom laa amoon. yow moom nga amoon si. so téléphone boobu amul woon WhatsApp amul woon dara donc amul woon benn passant boo xam amoon nañ ko entraîné lañ doon def matin soir ji entraîné nekk 5 laay catégorie non 2 catégories fa amoon cadet ak junior ñu ñuy yóbbu ñu surclassé kaw ak suuf ñu entraîné doon ñoom. booy foog ñu dégg conseil bi nga xam ne yàlla lañ koy wax. muy like respecter entraînement yi di liggéey. parce que bu ñu toppee tamit coach bi donc entraînement yi muy def doyul foog ñu ñëw xam ne ñoom daa am benn manque boo xam daf leen a manqué parce que basket Sénégal dafa tardé. donc foog booy ñëw xam loolu bu baax a baax ñëw di entraîner ndoog gars yi ñëw di def plus. so Asu sa jaajaa Espagne ni mu demee parce que je pense que bi nga ñëwee da nga am benn famille boo xam moo la accueillir. waaw. mais mën nga ñu wax tuuti ci famille boobu parce que ma gis tout le temps dañu nekk yow. waaw parce que famille boobu noonu ñoom comme ñu koy waxee
que son mis padres blancos. ñoom ñooy samay parents. parce que ba mu ñëwee foofu noonu ñoo ma jël adopté ma def ma comme seen doom. depuis tamit ba ma nekkee Canaria dew ma beneen équipe foofu noonu laa mos a joué ba ni may pare junior di signé sama premier contrat professionnel ba ni ñu may drafté parce que année bi may bàyyi ci équipe bi année boobu noonu laa signé sama contrat professionnel ci année boobu lañ ma drafté donc du coup après loolu relation yu laa am yu baax may continuer ak contact bi ak ñoom ñu may nemmeeku aussi tamit fu ma nekk tamit dañ ma fay fekk wax fa dëgg yàlla ginnaaw yàlla ak yonante bi rëccu ma li ma la xamee parce que bu ñu waxee asundu mënoon naa dem foofu noonu ñu may traité mais wala duñ ma toppatoo wala duñ def xam-xam basket bi si sama bopp bi yaa ngi comprendre ils se disent que ni non am na lu ñu bëgg rek après buñ ko amee jeex na mais ñoom defuñu ko dañ ma def comme seen propre doom bu ñu jur. donc li nga wax leer na yow da nga am chance bi nga ñëwee nga tombé ci famille boo xam ne famille bu baax la dañ la bëgg comme seen doom encadrer la soutenir la bëgg la lu baax di la continuer di la encadrer ba léegi ñu lay topp. mais je pense que nag n'est-ce pas famille boobu moom moo la adopté woon bi nga ñëw Espagne. waaw du comme adopté ay tuteur la parce que ñoom. adopté parce que ñoom ay entraîneur lañ nekk. te ñun nekk ñu woon si ñoom ñun dañu amoon kër bu ñu dëkk foofu lañ nekkoon mais soriwuñu ak ñoom c'est juste que en face. donc du coup du matin soir ñoom xam nañ ci ñun lu ñuy nekk si lu ñuy dugg bu ñu demulee école xam nañ ko leen di envoyer ay message pour wax leen que ni seen doom bi tel diw ñëwul. léegi bu ñu demee kër ga xam nañ temps bi heure bu ñuy ñëw entraînement tamit aussi ñoom ñoo ñuy jël bu ñu paree tamit aussi ñoom ñoo ñuy delloowaat. that's great like that's cool parce que affaire bu nice la nga am famille bu mel noonu parce que xale yu bëri amuñu chance bii nii am famille boo xam ñoom ñoo leen suivre am famille boo xam du intérêt trop lañu gis ci ñoom parce que boo yu bëri la ñuy utiliser ak intérêt comme ay mouchoir ba pare fomp leen sànni comme jigéen comme góor en Espagne donc loolu la nga ci wax. waaw loolu nag du yoon quoi parce que dama yaakaar nit yi buñ la ko joxee da nga ko war a jàppee comme ça doom bul xool que ni ëllëg kii li mu nar a am wala ëllëg fu mu nar a yéeg yaa ngi comprendre loolu bu la ci fekkee nga xam ne suñu ndimbal borom la loolu moo la ci fekk mais nit ki waroo ko jàppee quoi d'abord da ngay ñëw comme ça nga def comme sa doomu bopp bu war a dem jàngi mais tamit c'est que lan lépp loo gis rek si au début bi la sans dépendre si kii ñëw di la joxe lu mu lay wax foofu la man je pense que dafay am mal communication buy nekk ci biir te gars yi duñ ko leeral bu baax à chaque fois parce que ko si gis da lay wax que non sama famille accueil bi wala kii may toppatoo nii du ma faale du ma toppatoo wala du ma lii alors que ni je pense que benn malentendu moo am foofu bu fekkee yow ki la koy jox wax que ni carrément lu mu bëgg si yow teg la si ay conditions yu leer xam tamit fay bu mu lay jox parce que mënu ma concevoir que ñu jugee ba Tamba nga dem fekk benn nit rek ñëw jox sa doom tamit aussi te xamoo fu mu nekk xamoo si exemple ñaanu ma ko yàlla dara bu xewoon xamoo tamit foo ko dem juste xam nga ni fii mooy këram mais je pense que nit ki boo koy ñëw di ko jox doomu jàmbur war nga xam bien avant que ay arrière am fu ñu nekk lan lay def ba xam si équipe bi la nekk wala nekkul si équipe parce que am na ñoo xam ne dañuy jël ko juste xale yi pour adopter leen pour ñu nekk ñu leen di accompagner seen biir kër yi pour ñu nekk seen doom yi amuñu ku ñu fowal amuñu kenn pour ñu ànd ak ñoom. parce que wax nga lu am solo sànq nga ni lépp laay bu ngay xool ci commencement bi lañ ko war a xool ñi nga xam ne ñoo yóbbu xale yi. effectivement parce que ñi nga xam ne ñoo yóbbu xale yi ñoom ñoo ñëw indil la contrat boo xam ne 100 pages lépp espagnol suñu yaay suñu papa yi mën ñu koo lire mën ñu koo bind. yow xale bi dem rek ngay gis. parce que gis ni laay ñëpp a ngi dem yow foog nga dem foog nga dugg foog nga dem réussir xam nga parce que ñi ñëw nañ daal yu nice ay yëre yu rafet nga bëgg donc foofu la cas bi ne te gars yi après boo leen day woo téléphone ne leen kii kat joxuma lekk wala kii kat joxuma ma naan wala kii fii la may dugal fii laay fanaan ñoom dañ naan non booy garaawul góorgóor rek dina jeex affaire yooyu noonu ngay dund loolu doo ko bëgg wax say papa ak sa yaay parce que bëggoo ñu am lu leen métti. dëgg la kay dëgg la dafa métti de. mais asu nañ génn fii affaire bu important loon nga clarifier ko. ñu dugg la ak sa parcours Espagne saison yi. waaw. je pense que laay asu ba nga nekk ñu Espagne. man 2009. 2009. so après 2009 je pense 2010 2011 ci nga nekk CB Canaria. waaw.
like affaire yi mënut a leer bu baax mais statistiques yi boo ko xoolee ci ñaari année différence bi loolu laa bëggoon ñu waxtaan parce que non asul dafa graaw dafa graaw te foog nga wax ko booy carrément parce que man xaw ma ba xam like soit I don't know da nga doon ñëw première année bi nga timide xamoo woon na nga doon comporté woo wala affaire yooyu noonu jàppal bàyyi parce que je pense que première année bi 5 points nga doon scoré non 5000 nga doon joué nga yem 1,8 point si amee dégg 2,2 rebond nga amoon sa première année so xamoon ko gars yi mu gën a leer parce que boobu noonu day mënoon surclassé boo xoolee Eurocup la équipe bi doon joué te boobu noonu maa ngi doon doogu ñëw sama deuxième année la donc jusqu'à présent maa ngi doon joué junior pare gu ma woon léegi équipe bi dama doon surclassé si équipe senior donc comme Domingo moom amoon na lu mu gis si man léegi dama doon yóbbu si 12 yi léegi première année bi dama doon voyager ak ñoom di dem di am temps de jeu si deuxième année bi la ma commencé la woon par temps may dem par temps di commencé jouer mais foofu laa bëgg ñu taxaw ma la ne question bi mooy deuxième année bi ak première année bi lan mooy différence parce que première année bi da nga doon jàng ñu lay ñëw ba bu gars yi ñu surclassé maa ngi doon jouer junior ba léegi su ma juumul première année junior la woon pare gu ma woon sax pare gu ma woon parce que première année junior la woon te nekku woon man kese amoon na yeneen boy yi fa nekkoon ay ñoom Laetitia ñoom Mambit ñoom Yurena ñoom ñëpp ñu ngi fa woon parce que ñun ñëpp presque boo xoolee senior yi bu ñu nekkee ay 8-4 yi junior yi ñoo koy mottali. ok léegi deuxième année bi laay bi nga jugee ci banc bi ak jàng bi ak voyage yi ban mentalité nga ñëwee. waaw parce que xam na nit tamit bu la gëmee jiital la yow tamit il faut nga gëm loolu sa bopp ba pare. ok parce que après man dama tiit sax après jour bu ma njëkkee convoqué après mu ne ma yow yaay dem si 5 partenaires après ma ne ko kan man mu ne ma waa après mu ne ma ba xam bëggoo jouer ma ne ko ankay bëgg naa jouer. loolu la ma wax quoi. après si la dem ma ne comme Domingo moo dem moo jox ma confiance parce que bàyyi na fi ay mag nga joué loo nga jënd ay américaine wala jënd yeneen nationalité ba pare mu ñëw mu ne ma si 5 partant yi laay bokk dem def ma pivot donc du coup donc am na lu mu gis léegi si laa ne premier match bi moom dafa mën a def dara parce que da ngay tiit da ngay ne mais après da ngay dem nga yedd sa bopp wax que ni lii nii jàll na premier match la genre affaire demee noonu donc yeneen yi il faut nga tenir bon après c'est à commencer di jouer correctement sama match yi. Asou ma jël ñaari année bi différence yi moo grave parce que c'est quelque chose like boo xam ni liggéey da ci bokk patience da cee bokk abnégation da cee bokk ak respect da cee bokk parce que loolu ma bëggoon nga jël exemple ci ñaari nga ko xale yi expliqué la parce que xale yu bëri bu ñëwee seen première année ñu indi leen coach bi leen dañuy mer non dootuñu def entraînement loolu ñëpp jàll ci parce que da ngay foog ne que yow li ngay entraîné baaxul wala mënoo basket alors que tel n'est pas le cas parce que yow mënoo ñëw ba pare déjà yow yaa ngi doog ñëw championnat bi adapté wa googu miinoo googu xamoo système bi ni muy dawee xamoo joueur yi ni muy demee parce que il faut nga ñëw fa parce que ñun tamit aussi am na benn bu am ñun balaa ñuy ñëw dañuy tàdd ñun africain moom si tàdd la parce que problème visa lay doon parce que championnat bi day war a ubbi septembre yow balaa nga fay ñëw yaa ngi ñëw janvier te donc du coup gis nga gars yi raw nañ la léegi bu fekkee ne yow léegi beneen année bi si topp nga nar a nekkaat à jour parce que doo soxlawul ngay wut ay visa parce que déjà am nga ba pare yaa ngi comprendre léegi imagine toi déjà da nga ñëw tàdde léegi nga bëgg a boole si système bi nga bëgg a adapté wu championnat bi xool équipe bi ni muy joué boo fa amulee patience foofu noonu tu vas passer à côté parce que da nga fa nar a nekk di mer di ñaxtu ba bu ñu la dugalee pour jox la sa chance doo ko saisir. parce que da ngaa souligner affaire bu am important muy problème mu visa yi. parce que dama gis ay xale yoo xam dañuy dem self war a renouveler seen visa def fa 6 mois yoo xam ne duñ dellu. am ñoo xam dañ fay 3 mois école day dem ba tijji ba booy commencé jàng mais ambassade bi daa mel ni seen yoon nekku ci. mais loolu lan ngay wax like comme like genre facteur bu mel noonu. mais xam nga loolu côté boobu noonu c'est côté administratif la. xam nga ñoom ñoo ko gën a xam ñoom ñoo ko gën a maîtriser mais je pense bien que boo yoree ay papiers légal papiers normal comme ñoom
yu ñu lay laaj boo ñëwee dañ lay jox visa bi parce que man gisuma ñoo xam ne yor nañ papier normal en tant que sportif ngay ñëw te kenn du la may sans dépense ñoom parce que mën nga yor des fois sax da nga yor sa papier yu baax yu légal nga war a ñëw ñu ne la carrément may ñëw tamit mënoo si dara parce que ñoom ñooy maye loolu tamit aussi bu fekkee loolu c'est président bi entre fédération ak fédération foofu ñoom ñoo koy lijjanti as li nga wax leer na mais dañuy continuer 2014 2015 parce que 2010 ba 2012 ñaari année yooyu yëpp nice yaa ngi woon Grand Canaria yaa ngi joué yaa ngi développé wu nekk nga joueur bi nga xam ne soit tamit am nga like expérience mi ngi commencé ñëw mental mi ngi commencé ñëw ak like passion mi ngi commencé ñëw mais la moo like année like suivant bi 2014 2015 nga choisir like Fenerbahçe waaw xam nga première année boobu noonu si la pare si la signé woon contrat professionnel xam na tamit c'est ça dépend ñoom ñoo ma jënd waaw ñoo ma jëndoon après si la demee foofu noonu joué sama premier contrat Fuera après c'est par la suite la ñëwaat Salamanca ainsi de suite ok ainsi de suite so like mu nekk ay année yoo xam ne ay année yu nice lañ ay affaires yoo xam ni affaire yu rafet la tamit buñ ko tàkkoon like di ko du jeex mais juste like jàngat la pour xool like mindset bi nga xam ne like jour bi moom la war a am ci commencé depuis ci commencement yi ba yéeg ba ci kaw a kaw parce que foog nga ko xale yi parce que xale yëpp tamit ñun fii la ñu jaar ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu jaar ñun ñëpp ñoo bokk parcours mais différence bi mooy gëm-gëm bi ak passion bi nga xam ne am nga ko ci affaire bi ak sa vision ci game bi lan nga ci bëgg mooy li ngay expliqué loolu la de parce que xam nga comme ni ma ko waxee woon au début il faut nga am gëm-gëm ba pare aussi tamit ngay liggéey parce que xam na nit kii di liggéey 3 fois de plus que toi yow ngay liggéey benn yoon wala heure boo sonnee nga arrêté bokk résultat yi bu duggee si biir terrain bi la foofu lay feeñee da ngay liggéey nga respecté say entraînement boo ci waree def benn nga def ñaar même lu mu metti nga keep going parce que tamit même bu entraînement amul tamit nga jël sa bal yow demal sa bopp yow nga entraîné parce que njëriñ bi doo ko xam actuellement ni bi nga koy liggéey nii da ngay sonn trop mais après nga koy xam parce que après boo duggee si biir terrain bi ngay sànni bal bi dugg nga ñëw taxaw di sànni bal bi dugg parce que da nga ko liggéey entraînement boo ko liggéey woon entraînement que ni yow pour sa réussite bi nga am ni doo ko am effectivement asu li nga wax leer na ñu génn tuuti ci club yi dem ci sélection Espagne mais asu pourquoi Espagne waaw pour Espagne dafa yomb dama waxoon nag loolu duma ci wax di de mais comme yow nga dinaa la si tontu non fii rapatation la ñun ñoo ko moom man ak yow ñoo ko moom donc xam nga loolu non pour Espagne bi dafa yomb xam nga pour ba may jël nationalité espagnol bi petite catégorie Sénégal amul woon ba pare ba ma fay dem tamit aussi opportunité la ñoom ñu jox ma ko ma saisir ko parce que Sénégal nekk naa fi ba ni ma demee kenn musuma sélectionné kenn musuma woo kenn musuma def dara am na ay nit ñi sax ay retours yi ma am que dem nañ wax leen que ni am na benn fii bu nekk fële dem leen gaaw ngeen jël ko même boo leen ko jurulee juste ngeen bàyyi ko ci liste bi rek balaa espagnol yi di ko jël mais donc defuñu benn effort c'est par la suite que ba may Espagne contacté man d'accord naa waaye leen day dem sama parent ñu ñëw ba sama parent waxante ak ñoom man tamit ma laaj quelques conseils aussi gars yi tamit ne ma baax na après ma jël ko loolu kese la. xam nga li ma laaj la question bi man peut-être xam naa réponse bi ba pare. suñuy rakk lañ koy defal. ak ñi nga xam ne benn génération bi ñëw moo wax des fois précision da cee baax. te li taxoon ma laaj la question bi pour sama deuxième question moo tax ma loolu. est-ce que xamoo ne jamono jooju. peut-être Sénégal dama ni gëmuñu la mais amuñu like gëm-gëm bi wala gis-gis bi nga xam ni espagnol bi amoon na ko ak sa coach boobu noonu yoroon na Sénégal ba la surclassé amoon na ko. waaw moom laa lay wax nii que base petite catégorie bi duñ ci amu ko woon quoi xam nga Espagne balaa bañ ma joxee nationalité tëbuñu rek yóbbu ma si équipe senior bi. joué naa U17 joué naa U18 joué naa U19 joué naa U20
donc dem naa joué naa championnat 4 championnat wala 5 championnat avant may dem si équipe senior. donc foofu la commencé. loolu laa la bëggoon laaj parce que dafa mel ni ay talent yu bëri Sénégal mi ngi koy bëgg a ñàkk. ci sàggane petite catégorie. sàggane équipe nationale like U14 U15 U16 U17 U18 U19 garçons et filles donc foofu war nañ faa taxaw bu baax laaj ñu liggéey foofu liggéey boo xam ne ba yeneen genre soit astu yi duñu leen rëcc wala yeneen genre peut-être yeneen joueurs yi nga xam ne jaar nañ Sénégal ñëw nañ fa am nañu ay booy ñu leen kii kat talent la parce que Espagne noonu la def day gis benn talent bu ndaw ni kii talent la baa ma jël ko dugal ko sama formation muy dem di jouer ak booy di minanteeg ñoom ñuy développé laaj esprit d'équipe. loolu la effectivement li nga wax nii loolu la dama siy jox raison parce que ñoom noonu la ñuy doxee parce que boo xoolee ñoom à partir de 12 ba 13 14 ñoom ay tournois la ñuy def donc ñu ngi tàggat xale yi ci compétition mais amul coupe tournoi rek la ñuy defar donc yaa ngi gis que ni boo yoo xam ne day dem jouer tournoi bi yëpp jouer ay France ay Italie ay Portugal malgré amul coupe mais ku si ne yaa jël P wala yaa jël deux sa xol day sedd mais yaa ngi gis kenn comme dafa perte match bi sax mais day mer. donc xam nga ne kooku noonu ñu koy tàggat si compétition yi léegi imagine toi ba nga amee 12 ans ngay voyage yi dem jouer yeneen dëkk nga commencé compétir si yeneen dëkk ngay faaj ngay xam ne match bi perte nga bii gagné nga en tant que ndaw ngay màggaale ci loolu dem ba xàmmee nga commencé xam ne ni lii kat léegi réel léegi yow lii boo ko jëlee da ngay am P am 2 am 3 am médaille ba pare ñooy dituwaay ñu récompenser la individu ñëw commencé ñëw individu donc da koy am gëm-gëm pour wan que ni comme amoon nga habitude bi fa di compétir léegi lii nii pour xool nooy jëlee coupe bi la parce que boo gañee dafay neex parce que da nga koy gis sa mag yi di ko def donc du coup dalay yomb parce que amoon nga habitude bi tàmm ko ba pare. merci am na benn grand gain bu ma envoyé message barki dem di ma ko expliqué. bëgg ma wax turam sax mais mu ne ma Sénégal li ñu manqué mooy xale yi di basket. xale yi dem compétition boo xam ne dañuy am visuel boo xam ne dañuy gis grand yi di compétir xale yi am compétition boo xam ne moom lañ comme li nga nekk di expliquer sànq ba léegi nii. waaw. mu ne Sénégal loolu lañu manqué moo tax ñun suñu basket xale yi duñu mën a avancer xale yi duñu mën a gis parce que suñu gisee ay références xoolal par exemple yow booy jouer benn équipe par exemple n'importe quelle équipe xale bi moo papaam ak yaayam ñooy ànd papa ji téye loxo bi ñu ñëw di la seetaan si. xale boobu mi ngi bëgg a xam man comme Astou Ndour laa bëgg a mel su ma màggee wala comme affaire boobu mais Sénégal loolu lu bëri pour nga gis papa gi doom bu ànd dem stade sa bu ndaw problème la. non man mii sama yaay fu mu ñëw Maris Ndiaye man mosul ñëw si fan si ma sama petit frère ba mu commencé di basket si la commencé dem équipe fii championnat Maris Ndiaye bi championnat Sénégal di ko dem seetaan yi mais man basket naa ba dem ñëwul di ma seetaan. c'est que tamit xam nga problème mooy la c'est que vie yi ñëw bokk en plus conditions yi tamit ñëw bokkul parce que xam nga tamit aussi tamit nga téye sa loxo sa doom di ko yóbbu si terrain day fekk yow sa xel dal parce que fii nii boo xoolee conditions yi ñu ngi yaay xool dépense yaay dem liggéey yaay dem daw fii kër yi bëgg a gérer famille bi tamit aussi ba pare bu fekkoon ay tubaab bi da leen di yomb parce que ay benn doom la ñuy am ñaari doom mais fii nii culture yi ñoo bokkul parce que mënoo ñëw imagine toi nga am 3 wala 4 wala 5 3 yi dañuy def football xam nga mënoo diviser sa bopp dem fii nii dem fii mënul nekk wala kenn ki di basket kenn ki natation kenn def lii bokkul da nga fay sànni rek dem sa yoon yow yaay dem xool leneen looy xool yee dépense suba wala looy dem diggante loolu la non li nga wax condition yi bokkul maa ngi ree sambeen mi naa ma dim sama maam ñëw na seetaan sama match yow sa famille ay famille sportive la ñëw yooyu la ñuy def mère day ñëw paa day ñëw ñëppay ñëw also ñu continuer équipe nationale Espagne parce que loolu s'adapte dafa nekk loo xam ne spécial parce que je pense que like bokk nga ci jigéen ñi nga xam yéen a joué équipe nationale Espagne bi mais yow sa adaptation ci commencement bi nan la demee woon. waaw sama adaptation wax dëgg yàlla dafa yóbbu quoi parce que man ñëw ma sax dem dugg bokk ay comme ni ñu koy waxee ay regroupement man dama ñëw rek ñu dóoral ma passeport bi rek ñu yóbbu ma dem jouer directement. yow taxawul fenn. man ba may ñëw sax fekk naa gars yi joué nañ commencé nañ jouer match amical yi genre affaire demee noonu mais bon neexoon na parce que comme xamoon naa leen
xamoon naa leen ci biir championnat bi maa ngi ñoom yàgg nañoo daje. donc du coup dama dem rek après ma miin leen. nga miin leen. soo da nga dem miin leen adaptation bi yomb gars yi bëgg la. waaw tey loolu la ñu dem ànd ak yow nga am ay coéquipier affaire yooyu jàppal baal donc c'était cool. waaw côté boobu moom wax dëgg yàlla neexoon na quoi. mais taxawal yenn parents yi nga xam ne sélection yi woon seen doom yi ñoom da nga doon dilag ñoom. waaw xam nga nag côté boobu noonu nag man aw ma ci ay retour de. aw ma ci ay retour de duñ ma wax que ni non jëluñu lii wala jëluñu laa man damay digsaare mais malgré que xam nga tamit si ñun lay métti. parce que ñun lay métti avant ñu métti parents yi. parce que xam nga imagine daal nga am benn ambiance. équipe bi 18 joueurs pardon. léegi 18 joueurs yooyu yëpp yaay xëy suba ngeen demandoo entraînement ambiance bi di daw plus de 1 mois. léegi yow deuxième mois bi nga xëy suba ñëwee la ci dem na. mais imagine ça bu fekkoon kooku noonu yow da nga ko takkoon nii ngeen nekk ay kës gars yi. xam nga da lay affecté. parce que day xool que sa benn moitié dem na parce que bu fekkee da ngeen takkoon ngeen di waxtaan ngeen kàffoore loolu da lay métti ainsi de suite ngay dem ci 18 yi ñuy wàññi nga xool ko xam nga ni yow 5 yii nii yow nekkatuñ fi dem nañ. donc mais tamit compétition ñoom au début ñoom dañ naan 12 ñooy dem bu du caagi ne que ñoom si boobu mentalité boobu la ñuy def sa bopp. du question que ne xamoo dara wala munoo dara moo tax jëluñu la c'est juste que ne 12 ñooy dem donc du coup buñ la jëlulee am na lu mag si yow xoolal lu mag si yow yooyu bu déwénee dañ lay jëlaat entraîneur yi loolu lañ lay def la parce que duñ ñëwuñu rek naan la ay munoo basket wala xamoo dara wala kii moo la dàq dañuy ñëw conseiller la tàggat la ci ay conditions yi la pour wax la que ni pour question que ni yow xamoo dara wala munoo basket wala dañoo jël kii bàyyi c'est juste que ni 12 ñoo war a dem. te 12 yi tamit tànn bi day métti parce que ñun bu ñuy am problème pour tànn entraîneur bi day am problème ba bañ ne suba la ñuy commencé compétition si lay doog mën a génne 12 heures kon xam nga ni ñooñu ñëpp mën nañu basket day gëm rek pour jël. te ñoom dañ lay préparer mentalement ba nga xam ne après ñu wax day yomb. merci parce que ñoom ñi ngi koy tàmm depuis si U12 bi si U12 bi lañ koy d'accord commencé ñu wàññi dañuy jël ay 25 commencé wàññi. bu ñu la wàññee da ngay jooy parce que xale dañ naan la moo tax jëloon mais boo demee sa yaay moo lay conseillé wax la lii ak lii que bu beneen yoon dañ lay jël te noonu lay demee après nga au fur et à mesure da ngay dem ba da nga koy tàmm yoo xam nga ni yow bu fekkee yow nekkoo à l'aise te géo nga duñ la jël. donc da ngay ñafe pour bokk si 12 yi. so ñoom fa nga dëgg parce que Espagne di nga am esprit compétition boo xam ni. doo nekkee xale buñ la dóoree match yu ndaw yi da ngay jooy. mais parce que depuis. bañ nekkee xale lañ ko tàmm lañ ko développé ay U12 13 14 di dem ba ay U20. that's true te da ngay gën a jàng ci terrain bi gën a équipe yi même booy yi ngeen dajal après bu ñu jëmee mag ñoom ngeen dajal même ñoom ñi ciy changé du ñu bëri. non kese 4 personnes même ñun ñii 4 depuis 2014 ba léegi 6 ans maa ci équipe bi 4 personnes ci 12 yëpp te même 12 yi laay joué 4 ñooy rek. bu bëree ba bëri 5 yooyu nañ 5 te 5 yooyu noonu mën na am kenn ki da ciy blessé moo tax demul mais 4 yooyu kese ñooy changé. mais as yow li nga joué équipe nationale Espagne yëpp da nga am médaille n'est-ce pas. waaw. li ma wax Astou Traoré laa lay wax parce que ñaari Astou yi moom saa yu demee équipe nationale indi yàlla benn médaille. donc expérience yi nan la meloon ci yow juste like en résumé ñu wax après ñu avancé expérience like bi nga nekkee boo di jouer équipe nationale Espagne bi expérience yi nan la demee woon. xam nga nu ma ko waxee woon xam nga boo ñëwee ci équipe boo xam ne day gagné loolu day nekk benn peso benn poids ci yow. en plus tamit aussi mu nekk tamit benn source de motivation. parce que yow il faut dire que ni da nga nekk ci fekk équipe boo xam ne dañuy gagné. donc yow boo ñëwee da nga lay war a yokk waroo leen wàññi. yaa ngi comment donc man mentalité boobu laa doon demee ñii dama leen fekk ñuy donc boo fi ñëwee dama leen war a apporter de plus waruma leen wàcce loolu. mais taxawal foofu lan nga leen doon yokkal lan la Espagne soxla woon ci yow. waaw parce que xam nga Espagne ñoom boo xoolee amuñu pivot. parce que man boo xoolee ba may ñëw petite catégorie bi ñu si gën a tuuti ñu ngi nekk ay 1m85. 1m85 mën naa am kenn la woon léegi yow nga ñëw indi benn pivot boo xam ne c'est 1m94.
léegi ba pare mu teg si mu lay dawal contre attaque. xam nga léegi am nga poids am nga benn pivot bi nekk si talon raquette bi di job di liggéey mais amoo benn 1m93 boo xam ne dina mën a la sànni 3 points dina mën a sànni 2 points dina mën a taxaw si talon raquette bi di jouer deux au panier ba pare di la dawal contre attaque ba pare di la agile. amoo ko. yaa ngi comprendre. donc léegi ñoom ñoom dañuy xool ci 5 yooyu noonu yëpp ba pare léegi ñu adapté ko si seen système de jeu. pour xool que ne Astou bu duggee dina nekk à l'aise Ousmane bu duggee dina nekk à l'aise keneen bu duggee dina nekk à l'aise ñoom seen système de jeu yi noonu lay dépendre du dépendre si benn attaque kese pour wan que ni meneuse bi wala ailier bi kese moo war a tirer cinq joueurs yi nekk si biir terrain bi yëpp day am importance. basket Espagne nag dama ko nangu de parce que nga laal bal États-Unis da ngay daw terrain yi ba sa lamine bi lakk boo nekkee pivot te yaa ngi wax lu am solo parce que pivot Espagne dañ lay jox bal bi dañ lay tegal ay attaques yoo xam ne ci biir lañ lay fine meneur bi dina jox bal bi. loolu moom dañoo am basket boo xam ne basket bu set la basket système la basket bi dañ naan banda riba xaw ma banda baaxoo affaire yooyu noonu attaques yi noonu lay demee. so like tout le temps tu vas toucher la ballon tu vas scorer. effectivement te am na attaques yoo xam ne si yow lañ koy terminer. ci yow. effectivement. waaw xam nga boo xoolee parce que États-Unis lan la wax pivot yi moom na la jëlal rebond àjji la défense lañ lay sant boo xoolee. WNBA ñu si bëri loolu système boobu noonu la yor comme système NBA bi parce que pivot yi ñu si gis pivot yi di score nii rarement la. par rapport ak boo ñëwee Europe soit yow pivot bi day score meneur bi day score ailier bi day score. foofu pivot yi liggéey. pivot yi liggéey li ñu liggéey doyul. li nga wax ne xale yi liggéey bu baax. parce que su la joxee bal tamit boo di dugal sa temps de jeu day gën a yokk nañu waxante dëgg. effectivement bu dee laa jox bal nga dugal boo doon jouer 2 minutes 3 minutes di nga jouer like 5 à 6 minutes ngay def noonu di def noonu sa temps de jeu. dëgg la de. mais su loolu moom dëgg la. non li nga wax raay la li nga wax moo am sax. yow ñu ngi ci Rap Attack Show ñu ngi koy fàtte ndax waxtaan benn neex ba léegi ñu ngi wax rek affaire bi daa school laay. yaa ngi ci biir Rap Attack Show. tegal loolu mu yegg ñu ngi ci Rap Attack Show Astou lañ invité Astou Ndour mu nekk suñu fierté totale mu nekk suñu fierté nekk suñu sister depuis bi ñu Espagne la man ci la ñu xamante man ak moom on parlait ensemble laay mel ay morom lañ mel ni ñoo xamante ay ati donc Astou dañuy continuer. waaw sa draft WNBA nan la demee. waaw neexoon na de parce que xam nga ñoom